Génération FM 93.4. ñu ne ñu leen rafetlu ànd avec programme Génération FM Ziguinchor 93.4 en direct studio Touré Kunda la kaddu gi di bàyyi ko waxtu xabaar yi ci wolof ci Sao Koli Albert Gomis ak Cheikh Goudiaby. waa APR cellule communication bu Ziguinchor génnee nañu ab communiqué ngir ñaawlu bu baax a baax rek kaddu yi nga xamante ni Moustapha Cissé Lo daal dina ko yëkkati gannaaw bu mu ko invité ci benn émission ca benn rajo foofee ci diwaanu Ndakaaru loolee ci biyaatal communiqué googee nañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo ci biir ëttu jotaayu xabaar yi ñi nañu wax itam ci yile ba xabaar ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di ay farando Ousmane Sonko yi nga xamante ni daal nañ itam ñaawlu kaddu yi nga xamante ni Moustapha Cissé Lo daal dina ko rek yëkkati gannaaw bu Ousmane Sonko ñëwee fii daal di amal meeting mu daal di rek jaawale ñi nga xamante ñëw nañ ci meeting googee ak ay rebelle loolee ci biyaatal digg nañ ko ci biir ëttu jotaayu xabaar yi étudiant université Assane Seck Ziguinchor ni ki altine gi lee xam le nañu ni seen grève gi danañ ko wëyandi 96 heures lañu daal di rek décrété ñeneen nag motif bi moom moo di rek mënatuñu supporter ñu ñàkk leen a fay seen ay bourse yooyu di ngeen ci dégg yaatal yi ci biir ëttu jotaay xabaar yi ci lee xabaar nañ ci toftal xabaaru bitim réew xabaaru tàggat yaram ak itam xabaar yi ñu taataan ci xot yëglekaay ñu xëyee ci bëccëgu tey jii ponk waa ngi noonu des na ko faram-fàcce. si Sao Koli moo ne ci kàddu gi feggoog Albert Gomis ci xarale gi ak ki nga xam te moo di Cheikh Goudiaby moo yor xarale yi tax ngi mun ñu seetaan ak dañu déglu ci réseaux sociaux yi tàmbale koog communiqué bi nga xamante ni cellule communication APR bu Ziguinchor daal nañ ko rek génne ngir rek ne kàddu yi nga xamante ni député Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko ci benn émission buñ ko organisé daal di rek wax ci li nga xamante ni moo di ay kàddu yu méngawul ak lu Macky Sall bëgg ci jàmm Casamance gi loolee nag tax na ñi nga xam te ñoom ñoo ngànk APR fii ci diwaanu Ziguinchor watina cellule communication bi ne kaddu yooyee nag ñu ngi xamal waa Ziguinchor yi ni kii nga xamante ne moo di Moustapha Cissé Lo mu ko yëkkati moom la concerné waaye kenn ku nekk ci APR àndul ak moom ci kaddu yooyee kon nag tax na rek ñoom waa APR Ziguinchor di xam ne ni fi mu ne ñu ngi sàkku nag ci seen kilifa yi gën a kawe nag nañu xool nu ñuy moytandikoo encore ay kaddu yu ni mel muy bàyyeekoo ci kenn ku bokk ci rek li nga xamante ne bi rek moom moo di APR ak fu mu munti nekk. Génération FM 93.4. Moustapha Cissé Lo moomee sax ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko rek ngir ne ñëpp ñu teewoon ci meeting Ousmane Sonko gi mu doon amal fii ci diwaanu Ziguinchor ay rebelle lañu loole tax na rek askan wi di ko ñaawlu bu baax a baax lu ko dalee ci société civile ba ñëpp ñi nga xam te ñu ngi yëngu ci lii di wàllum politique gi ñu xam ne ni rek mbirum Casamance du lu ñuy caaxaane ba ngay jël ay nit yi demoon ci ay meeting nga leen di tekkale ki rebelle Lamine Ba. Sonko fan la jóge fan la jëm Casamance la dem rebelle yépp la woo ñoom la defal añ dem. yooyu kàddu nga xam ne nag Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko neexul askan wa nga xam ne nag mu nga yeewoo fi ci Casamance rawatina ñi nga xam ne nag ñoo di waa organisation de la société civile yi mu ngi mel ni ñi nga xam ne nag ñoo di waa vision citoyenne ñoom nag nee nañu kàddu yooyu nga xam ne nag Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko warul woon ki nga xam ne nag moo di Madia Diop Sané moo ko jiite. li ma bëgg a wax mooy Cissé Lo daanaka ku ko dëgg rek moom si saaga lañ ko xamee bii nag dañ koy wax bi duñ ko permettre parce que ñun yaakaar nañ ni bu ñuy wax rebelle di wax rebelle dañoo xamul lan mooy rebelle je pense que rebelle bi gën a mag Sénégal mooy Cissé Lo moom mi nga xamante ne buy jaabantu sax mu ngi yor armom donc Cissé Lo na xam raison garder te Cissé Lo dafa mel ni ki nga xamante ne àndut ak xelam dama bëgg mu téye boppam ci yeneen yu muy wax surtout parce que Cissé Lo je pense que lii discours bi Casamance bu ñu ko déggee war nañ ko considérer comme persona non grata dafa war a am raison garder dafa war a xam ni tey jii quoi que l'on dise tey jox nañ ko ay ndombal tànk ci dëkk. ci wàllu mouvance présidentielle bi fii ci Ziguinchor ki nga xam ne nag moo di docteur Ibrahima Mendy doon responsable politique ca Benno Bokk Yaakaar moom it ñàkk naa rafetlu bu baax a baax kaddu yi nga xam ne nag Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko. buy wax ci politique bi nañu nekk dans le débat politique ñu bàyyee di wax di boole Casamance crise Casamance ci politique loolu man rafetlu ma ko ñun waa Benno Bokk Yaakaar cautionné wu ko fenn moom moo ko wax boppam la ko waxal que ça soit de l'opposition que ça soit de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu nekk au niveau de la Casamance naturelle nañu éviter lu dem ay wax yi dem ci mbirum rébellion. ñi nga xam ne nag àddu nañ ci li ñu bëgg mooy Moustapha Cissé Lo yëkkati ay kaddu sàkku njëggal ci kaddu yooyu nga xam ne nag yëkkati na ko te mu doon li nga xam ne nag neexul ñu bëri ñi nga xam ne ñu nga yeewoo fi ci Casamance.
ñuy wax ba tey ci kàddu yooyee ay jegeñaale Ousmane Sonko nekk fii ci diwaanu Ziguinchor itam ñaawlu nanu bu baax a baax kàddu yi nga xamante ni Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko ku ci mel ni Raphaël Bassène ñu jàpp ni sax moom nee na nag lii nga xamante ni Moustapha Cissé Lo wax na ko nag ci kaw la jógee rek daal di génn ci gémmiñu Moustapha Cissé Lo Raphaël Bassène ñu déglu ko ci micro Amady Khalilou Diame. metti na trop mais nag dof bu nga xam ne fës na faj ko moo ci des dañ ko war a yóbbu faa ñu pikki ko ci bopp ndaxte kii ça ne va pas yow noo mu ne xool mbooloo moomu yëpp bi nga xam ne moo nekk ci gannaaw Ousmane Sonko keroog macha allah dafa jommi te dafay jëfur parce que ku gis mbooloo moomu dafa tiitangi bi moo ko jàpp moo tax mu naan ñi ñëpp ay rebelle lañu kii xamul luy rebelle kii na dem jàng français ndaxte bu kalaama kenn du ko yëkkati ne rebelle du foye kaay man dama ne muñ leen yéen mii nekk sénégalais ñun ñëpp ñi nga xam ne dañoo dànk suñu kurfeñ daas fanaanal ndaxte le 26 février li mu ragal mooy am premier tour laa leen wax ne que Ousmane Sonko day jàll premier tour il n'ira pas en deuxième tour loolu dafa leer nañ et que par conséquent Cissé Lo moom mi nga xam ne di yaakaar ni que moom ak ki nga xam ne moom la yaakaar moom mooy président Macky Sall bi yeboo nag xam ne daal bër set na bukki moom bëggul bër set dafa yaakaar ne toujours day guddi te bukki bër bu setee bett ko day tiit day jaaxle loolu moo ko dab moo tax mu nekk fi di ŋawti dox kenn xamul di ay rebelle la gis fu mu nekk ni gisul benn rebelle fu nekk ay sénégalais dong la gis fu mu nekk ni Macky Sall mu ngi ci gannaawam ndaxte bu fekkee nekkul ci gannaawam waa ji waxutoon ne yendu ba sénégalais lay saaga fu mu nekk nii waxutoon ne yendu fi fu mu nekk nii ba ay propos yu nga xam ne yu ñàkk teggin di romb ni ci ay rajo ak ay réseaux sociaux mu koy bàkkoo loolu moom yaakaar naa Macky Sall moo ko cautionné ndaxte li mel ni lii la Macky Sall bëgg moo ko yóbbante moom ci boppam. xabaar yi ngeen di déglu ba tey ci Génération FM en direct studio Touré Kunda ndongo yi nekk ci dara bu kawe bu Assane Seck Ziguinchor niki altine gi daal nañu xàppati lu toll ci juróom-ñeenti fukki waxtu ak juróom-benn ne duñ ko rek jàng ci nekk ci grève maanaam ci gàttal nee nañ nag lu tax ñu war a dem ci grève googee seen yéextali jot seen ay bourse boobu ndëkk nii nag nekk na li nga xam te mënatuñ ko muñ waaye itam li gën a yokk seen i naqar nee na liggéey yi nga xam te ñu ngi koy ama ngir yaatal université bi ay weer a ngi nii gisuñu benn brique bu ñu tegaat ci fu mu yem tabax bi loolee nag bokk na ci lu tax rek ñi commencé yëngu-yëngal ba ñu xàppati 96 heures ne duñ ko jàng ñu nekk ci grève Mamadou Lamine Diédhiou moo wax ci seen kaddu ay kaddoom Abbas Seydi la ko dënk. tey encore dañoo ñëwoon taxaw ak suñu morom yi pour expliquer leen rencontre bi nga xam ne moom la ñu am ak délégation ministre bi suñu recteur ak ñeneen ña samedi bii nii lañ ko def ba ñu ñëwee toog waxtaan ak ñoom wax nañ leen nee nañ leen ñun grève wu ñu rek pour grève dañu nekk di grève parce que dañoo sonn lu ñu soxla lenn la mooy que nañu ñëw régler suñu problème le plus rapidement possible li ñu leen wax nag li ñu wax nag mooy lenn ñu ne ñu amphi bi nekk fii nii chantier yi d'abord chantier yi nekk fii nga xam ne depuis 2015 ba léegi new li pare ñu ne ñu ngi si voie résiliation dañuy ba entreprise yu ñu fi nekkoon dañ leen di génne jox chantier yi beneen entreprise léegi nag ñu ne leen ñun d'accord bañ ñu loolu mais lu ñu soxla mooy parce que yàgg nañ di ko wax lu ñu soxla mooy nañ ko accélérer nañu def le plus rapidement possible ñu passe à la résiliation loolu la ñu soxla par rapport ak suñu amphi bi nga xam ne moom la ñu tàmbali tabax ak bloc glacier bi nga xam ne pare nañ indéeguñu en tout cas équipement yi li nga xam ne table yi ak chaises yi nga xam ne ñoo fa war a ne loolu tam ñu nañu ñoom dinañ ko indi nañ fexe ñu indi ko le plus rapidement possible si avant semaine bi di jeex bourse yi nag lenn la mooy que waxtaan nañ ak directeur des bourses mu nañu moom ñi nga xam ne dañ leen fàtte moom mën na régler situation bi le plus rapidement possible nañ ko jox liste rek moom régler ko léegi nag si yeneen problème yi nga xam ne franchement ñi ngi foofu ci bourse yi ay proximum ay yeneen affaires yooyu noonu mu ne yooyu noonu moom ñoom si seen wàllu ñoom amuñu si benn kattan Ecobank moom war a mën a régler loolu donc ñun ñu ngi xaar Ecobank lu ñu koy wax mooy ñu ngi koy ñaax mu jël problème yi régler ko le plus rapidement possible parce que bëgguñu am problème ak moom. waxtaane wàllum caada ci li ëttu jotaayu xabaar pecc mi ñu duppee Kossé Baynunk nekk ab pecc cosaan Baynunk tax na ngir fësal ko ak itam rek won ko ñi nga xam te ñoo génération bu yees bi Baynunk kay daal di joxante ndaje fële ci diwaanu Sidéga nekk ci Guinée Bissau jàpp ni sax Baynunk yu Sénégal yeeg ñi nga xam te ñoo nekk ci Guinée Bissau ak ñi nga xam te ñoo nekk ci diaspora ba daal nañu daje foofe ngir rek daal di fësal xeetu bu cosaan gii ni mel ñu jàpp ni sax président bu bureau organisation recherche patrimoine
Baynunk moom daal na rafetlu bu baax a baax rek xalaat bi ni mel gis ni ab lu yaatu la war a indi ci ni nga xam te moo di génération Baynunk gu yees gi El Hadj Chérif Sambou yi wuyoo ñu moom moo jiite kuréel boobu ca li nga xam te moo di sous région bi ay kaddu Mamadi Khalilou Diame la ko dënk. mbokk yi ñu ngi fi tey dëkk bu ñuy wax ci Dengal ci Guinée mu nekk ci réew Guinée Bissau ci Dengal dëkk la ba nga xam ne la majorité bi daal ñu fa gën a ëpp mooy Baynunkay ñuy wax ñu xàcca c'est-à-dire donc ay Baynunkay yu nga xam ne ñoo bokk làkk ñoo bokk cosaan ñoo bokk lépp yàlla def na donc ñu am benn xew bu nga xam ne góor yi ñoo teg alamaan jigéen ñi parce que dañuy bëggoon def benn foo xale góor yi commencé di essayer bëri bi xeex finalement jigéen ñi daal di ëlbati teg leen alamaan ne leen léegi ñun ñoo lay war a teg alamaan léegi alamaan boobu nag moom moo sotti tey waaye Guinée tam toog na nee nañu daal xalaat nañu képp ku nga xam ne yaa ngi Baynunka foo munti nekk dañ la woo pour nga ñëw fekk si xew boobu yàlla def na woo nañu bureau Borepap bu nekk Ziguinchor ñu nga xam ne am nañu si seen mbooloo si seen biir am nañu ay Baynunka fa nekk yàlla def na ñu ñëpp ñëw nañu ak yan suñu xale góor yi ak yeneen jigéen yi nga xam ne ñu gunge ci xew bi fekkee xew bi nag vraiment depuis le 25 ñu ngi fii ci Dengal xew bi xumb na trop dëgg-dëgg woone nañu lépp lu nga xam ne culture Baynunk la surtout nu ne Baynunka nu ñuy daanalee seen lël xale góor yi loolu dëgg-dëgg rafet na feccey dox na ci yoon ñun daal lu ñu mën a def la mooy gërëm waay ci Dengal ne leen ne bu soobee yàlla saa bu ñu woowee rek bu soobee yàlla ñun ba Borepap nañ lay ñëw aussi parce que loolu la ñu wut ñu gën a xam culture Baynunk et tasaare ko ci réew bi yëpp ñëpp xam ko ñëpp xam kuy Baynunk ak Baynunk lu ñuy doxalee ci seen biir. ñeenteel bi yoon ñu amal festival Fogni daan nañ ko ndarkap ni ki ñaari fukki fan ak juróom ñaar ci weeru janvier ñu ngi ko tàmbale woon ak ñaari fukki fan ak juróom ci weeru janvier festival boobee association pour le développement intégré du Fogni ADIF moo ko daal di organisé ñu jàpp ni sax mi ngi dajale nag mbooloo mi nga xamante ni ñoo bokk ci ñaari téeméer ak juróom benn fukki village yi nga xamante ñoo nekk ca juróom-ñetti communes yi nekk ca bor boobee jàpp ni nag askan wi nga xamante ñoo yeewoo foofee gis nañu ni rek seen Fogni googee dañ ko seetaan ba tax na tuumaranke na lu mel ni ndox courant ak njàng mi nga xamante ni soxla nañ ko ak yowee kër docteur yi mucc ayiba loolee nag la ñuy bëgg ko leen ci jàppale ñu lijjanti mbir mi ni mel rawatina pont bi nga xamante ni moo bàyyi ko Balandine daal di wuteli Jinunge ñu jàpp ni sax yooyu yëpp ay mbir la yi nga xamante ni nee nag bëgg nañu gaay lijjanti leen ko ndax ñu mën a sentir seen bopp comme ñu nekk ci réew mi di Sénégal Théophile Badiane mooy président association pour le développement intégré du Fogni ñu déglu ko. boo gisee ñu organiser 72 heures yi c'est parce que le Fogni danoo bëgg ñu nekk benn ñu bokk ndey ak baay pour ñu mun a defar suñu Fogni parce que Fogni fu mu nekk nii dafa bëri ay tolof Fogni il ne faut pas ñu ne Fogni dafa daan ko ber ñun Fogni même bu ñu beree ñu ñuy yëkkati ñu bëgg a yëkkati jéguñu suñu bor waaw loolu moo tax ñu nekk di def sensibilisation si côté yëpp communes yi yëpp amul commune bu ñu jaar communes yi yëpp la ñu jaar pour def sensibilisation te sensibilisation bu ñu def yàlla def na ba danoo bëri ñi dugg nañu gi xam nañu lan la ñu bëgg léegi fu mu nekk nii mun naa ne merci Dieu parce que ñi dugg nañu jafe-jafe il faut ñu gën a soxla mooy tali yi parce que boo am les tali lu ñuy jooy nii affaire développement bi foo koy amee il faut que tali bi ñu am tali pour Fogni bi mun a kii président bi nee ne ren dina ma goudronné boucle de Fogni ma ngi koy xaar waaw mais lu ma nakari mooy sama doléance bi yàgg na si seen loxo mais man maa mujjee parce que yeneen kii dañu leen defar mais man fu mu nekk nii dama mujjee parce que ñeneen yoon yi ñu ngi leen defar mais Fogni boo xam ne Fogni ça fait partie des routes coloniales mais à part yoon yi lan. à part yoon yi courant bi am na ay dëkk yoo xam ne amul courant bi léegi te ñun danoo soxla courant pour suñu doom yi kii danoo soxla hôpitaux yi parce que fu mu nekk nii hôpitaux yi ça y a des problèmes. ambulance yi y a des problèmes mais ndox bi y a des problèmes loolu yëpp dañoo am problème te aussi lu ma la bëgg a fàttali y a benn pont boo am ne pont boobu président bi bu ma dimbalee ba mu defar ko dafa ce qui veut dire def na comme si Fogni yëpp la liggéey. mooy ban
mooy pont Belending pont buy rëli Belending Jinunge Belending Jongol Belending Ngooñaam ñëpp ñu jóge fële il faut que ñu def grand tour dem ba Jibi Joon ñu doog a ñëw ci hôpital Belending bu ñuy jël yoon bi ñu bëri dañu am parce que boo feebar est-ce que di nga mën a jàll ak i ndox bi pour kii ak gaal bi doo mën a jàll problème la loolu moo tax pont boobu bu ko defaree rek soulagé na foo ñu bees foo ñu fu mu loolu moo tax man côté boobu maa ngi koy ñaan pour mu mun a ñëw defar ñu pont noonu bàkk bi jib na xamal ngeen ko xabaaru bitim réew la ñuy war a waxtaanee ñu ànd ceeg ñaar ngi bi ay ñu ngi lay nuyu. fay naa la Sissaou dañuy daal di tàmbalee sunu xabaari bitim réew fële ca République démocratique du Congo foofu nag kii di Paul Kagame moom nag waroon naa dem fële nga xamante ni mooy Kinshasa ànd faak njiitu réew yu Union africaine ba tax na daa mujj ne ñu fomm li nga xamante ni mooy proclamation résultat yu présidentiel yi ñii di gouvernement congolais bi nag jot nañoo jël ñaari membre FDLR ñooñu nga xamante ni ay rebelle outiste rwandais lañu seen porte-parole bi mi ngi tudd Baizey Fils Laforge kooku léegi dañ ko yóbbu fële nga xamante ni mooy Kigali ba tax na waa këram yi jàpp nañ ni dañ ko bëgg a wecci ak rwandais yi ngir ñu mën a annuler li nga xamante ni mooy visitu njiitu réew yi fa war a dem gannaaw loolu en tout cas ñi nga xamante ni ñooy service congolais yi ñoom nag jàpp nañ ni moom ak kii di opposant rwandais bi di général Kayuba Nyawasa dañoo nekk di planifier attaque jëmale ko contre Kigali ba tax na ñu ngi woote assistance su casque bleu yi pour ñu mën a attaquer ñi nga xamante ni mooy benn groupe bi ñu yaakaar ni FDLR lañu. ñu jëm ca Cameroun gannaaw bi mu defee ñaari fan ki nga xamante ni moo jiite woon lii di manifestation contre pouvoir bi nekk foofu di Maurice Kanton moom nag arrêté nañ ko ci lundi bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier ci guddi fële ca Douala gannaaw bi mu nekkee deuxième ci élection présidentielle yu ñu amaloon octobre moom nag ba tey mi ngi revendiquer victoire am fële ca biir urne yi. ñu jëm ca Moyen-Orient foofu nag kii di Emmanuel Macron moom nag mi ngi continuer li nga xamante ni moo di visitam fële ca Égypte seeni koom ak contrat commerciaux yu ñu jot a signé ñoo ngi wéy ba tey ci digganteem ak kii di Abdel Fattah al-Sisi ak président français bi nga xamante ne dañ koo dalal foofu lay ca palais présidentiel bu Caire ba tax na délégation français bi fa nekk nag moom nag mi ngi toll ci 4 patron ci ay kàddu màkkaanu njiitu réew bu France war nañ fa signé ci lu toll fanweeri accord Sissaou dañuy daal di tëjee fële ca Venezuela foofu nag def na semaine gannaaw biñ fa faatee benn xale bu jigéen bu wann lor nekkit tamit yaayu ñaari xale jëf ju ñaaw jooju lay kenn defu ko kudul ki nga xamante ni mooy jëkkëram nekk foofu ca Venezuela ba tax na dëkk bi yëpp yëngatu nañ di ko wër foofu lay ci villu d'Ibarra nekk ca nooru Équateur ba waaye fi mu ne nii arrêté nañ di ko wër taxul policiers yi tamit ñu ngi ci biir dëkk bi ngir xool ni ñu mën a wàññee attroupement yooyu lay Sissaou li rek la woon ci sunu xabaari bitim réew. jërëjëf ñaali mbiyaay ci yeggee bi nga ñu yeggee xabaar yi gën a fës waxtu wi ci bitim réew ñu daal di déglu Albert yónnee ñu beneen bàkk. jërëjëf Albert ñu daal di waxtaanee tàggat yaram ñu ànd ceeg Aïssatou Diatta ñu ngi lay nuyu. fay naa la Sissaou ci football la ñuy doore yi la xabaaru tàggat yaram Argentine bu ñoom Messi Dybala Di Maria ak ñeneen moo bëggoon suwe ak waa Sénégal waaye loolu le du mën a nekk ndax loi FIFA day tere tukki boo xamante ne day weesu juróom benn waxtu journal Stades moo yégal loolu le rëg-rëg yi amoon ca stade Demba Diop ba far juróom-ñetti nit faatu si ci benn finalu coupe de la ligue diggante US Ouakam ak Stade Mbour ca boobule stade war nañ ko defaraat ba rëg-rëg yooyu amee ba léegi si lañ tëj stade Demba Diop état bu Sénégal war na génnee $200 millions bu sunu koppar ngir ñu mën a defaraat boobule stade loolu la ministre des sports di Matar Ba yëgal ci benn émission bi ñu duppee Sport 2S ci seenu 2S TV ci sunu gaynde yi lañuy waxee Milan AC bi doon ut benn ailier bàyyi na xel kii du suwaru Rennes bi di Ismaïla Sarr bi le xibaar ñi di waa TMW ñoo ko yëgal
ñoom di waa AC Milan ñi xamee leen ci tuuru Rossoneri bëgg nañ jël kii di Ismaïla Sarr te nekkoon ca équipe Metz waaye dirigeant yi breton 40 millions yu koppar bu foofa lañu teg ndax ñi mën a bàyyi kii di Ismaïla Sarr mu dem ca AC Milan. ci lamb lañuy jeexale yi la xabaaru tàggat yaram gannaaw combat wu Balla Gaye 2 ak Modou Lo Ibrahima Faye di directeur Buzz TV jot naa joxe ci li observateur yëgal bilan wu li ñu duppee pay per view téeméeri million bu sunu koppar lañ fa am te fukk ak juróom-benn million lañuy delloo amateur yi. ñeenti fan yi weesu gannaaw combat bi fay nañu itam nit ñi nga xamante ne leboon nañ ci ñoom te jox ñu leen woon ay code fonctionnel lii moo gënoon a fës ci SAO ci biir xabaaru tàggat yaram. Aïssatou jërëjëf xabaaru tàggat yaram yooyu ñu yegg si nag ci fi nga xamante ni foofu la ñu war a dégloo xabaar yi ñu taataan ci xët yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey jii. xibaaru yëglekaay yi ak si SAO Koli. dëll nag jàmm Aïssata Tall Sall mi fob ay bagaasam dem wutali Macky Sall ak i gaayam yëglekaay yi moom la ñu xëy biral ci bëccëgu tey ji ñu yori ji Le Quotidien yëglekaay ne ñu Aïssata Tall Sall mu ngi noonu di liggéey léegi ngir Macky Sall bi yëglekaay ne ñu démb dey moom borom Osez l'Avenir daa dina rek déclaré ak ay mbokkam ne lépp li nga xamante ni mu ngi koy liggéey jamono yi mooy ngir Macky Sall mën a falu loolee dey Sud Quotidien yëglekaay xëy na ko dëggal ne avocat bu mag ba Aïssata Tall Sall daa dina jël Osez l'Avenir yóbbu ko ci kangu Macky Sall gii rawatina coalition Benno Bokk Yaakaar ca laas yëglekaay moom moomee di rek Aïssata Tall Sall ne li ma def sama tànneefu bopp la assumé naa ko ba fu mu yem neex Vox Populi yëglekaay ñu fekkaat ko fa moom Aïssata Tall Sall mën nañu rek dama ne lii nga xamante ni bi rek jot naa ko def kum ci neex nag ma ngañ waaye assumé naa li nga xamante ni bi rek moom mooy sama waa gàngoor di waa Osez l'Avenir bëgg mooy rek njël su ne ay bagage wuteli kangu Macky Sall ngir fexe mu gagné élection présidentielle yi ñu dégmal L'Observateur yëglekaay ne ñu fi mu ne rek élection yi nii muy gën di jeg rek ay coalition ak rek transhumance di gën a am doole ci réew mi di Sénégal bi léegi L'Observateur ne Aïssata Tall Sall day fekk jina Macky Sall ak i gaayam ñoom ñooñee day ni ki démb ba 3 heures du matin day moom ak waa Osez l'Avenir ñu ngi doon na sakinoo ci fexe yi nga xamante ni bi rek moom la ñu war a fekk ji kii di Macky Sall Aïda Mbodj député ancienne ministre moom itam rek bokkoon ci nguuru Abdoulaye Wade moom itam jamono yi day fi mu ne ay waxtu des de ay waxtu kese moo des ngir mu fekk ji Macky Sall ak i gaayam laas yëglekaay moom daal di wax rek ci kii nga xamante moo di Ousmane Sonko ak waa Pastef Idrissa Seck bu réew mi Madické Niang moom mu gis ne rek fi mu ne day dafa mel ni rek ñoom jamono yi rek fi mu ne rek ñu ngi gën di néew doole ni ñu gën a jege ci élection yi ndax rek képp ku ñu yaakaar ni war naa mun a bootu ci ñoom ñii ngir moo am doole dañuy dem ba ci cappaandaw ñu gis ni rek yëf yi daal na nax saay L'Observateur yëglekaay ak enquête yëglekaay ñoom itam daal di wax rek ci ki nga xamante ne moo di ex maire gu Ndakaaru maanaam Khalifa Sall mi nga xamante ne jamono yi rek ñoom ñii malim sànk muy Ousmane Sonko Madické Niang Idrissa Seck kenn ku ci ne day mu ngi bëgg Khalifa Sall joxe ndigal ngir ay gaayam yi ko nekkal ci biti mun a bootu sa ginnaaw ngir dañoo yaakaar ni bu ñu amee kii nga xam te rek moom moo di Khalifa Sall day danañu gagné ak Ndakaaru ancien premier ministre gawoon Idrissa Seck moom moomee day mu ngi def kem kattanam ngir sàkku ci Khalifa Sall mu ñëw bootu ci ginnaawam waaye itam moom Idrissa Seck xam ne na ni man mii day damaa war a nekk candidat libéraux yi mu mel ni rek ab kaddu la bi nga xam te mu ngi koy sànni jëmale ko ci gaayu PDS yi Vox Populi yëglekaay moom ne ñu rek Idrissa Seck rek fi mu ne day moom la ñu gis ne jamono yi moo war a gën a dis gan moo war a gën a daas ay gannaayam ngir mën a jàkkaarloo ki nga xam te moo di Macky Sall moom Idrissa Seck ba tey bi léegi kat di Vox Populi ne ñu rek fi mu ne day ponkal yi nekk jamono yi rek di rang ngir rek teg gët seesu Macky Sall gii moom moo ci ki nga xamante ni mënees naa indil Macky Sall ay gàllankoor jaa ngeen jëf. jeex na ñu taxawandi fii ci ëttu jotaay xabaar yi léegi ñu fàttali leen ponk ñu fi jotoon na yaatal. nekk ci APR Ziguinchor seen cellule communication génnee nañu ab communiqué ngir ñaawlu bu baax a baax kaddu yi nga xamante ni Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko ngir rek jaawale ñi demoon ca meeting Ousmane Sonko weekend gi passé ak ay rebelle loolee nag ñoom waa APR Ziguinchor ne Ousmane wala bokk Moustapha Cissé Lo kaddu yi mu yëkkati moom la concerné waaye du Macky Sall ko yebal te itam kenn ku bokk ci APR rafetul kaddu yu ñi sàkku nag ci seeni kilifa ñi nekk ci kaw nag nañu fexe mooy tëndiku yi ni mel di ay kaddu yi nga xamante ni mu nees naa indi ay jiixi jaaxa ci doxalinu politique yi rawatina ca kaw APR fii ci diwaanu Casamance
dégg ngeen ci yaatali ci biir ëttu jotaayu xabaar yi Moustapha Cissé Lo moomee kaddu yu mu yëkkati sax gaayu Ousmane Sonko yi ñaawlu nañ ko bu baax a baax Raphaël Bachane mi toogal APR fii daal dina xam ne ni rek li ni mel kaddu yi nga xamante ni génn na ci gémmiñu Moustapha Cissé Lo gëmul ni kookee ànd na xelam ndaxte ku tàggoo xelam rek moo mën a waxee ay kaddu yu grave yi ni mel. dégg ngeen ko ci biir ëttu jotaayu xabaar yi étudiants yi nekk ci université Assane Seck Ziguinchor décrété grève 96 heures renouvelable motif gi nag nee na sonn nañu di toog ba heure bu neexee nguur gi mu fay leen seen ay bourse te du ko def ci waxtu wi nga xamante ni moom la ko war a def waaye itam lu gën a yokk seen naxar ba ñu xàppati fan grève yooyee bokk na ci liggéey yi ñu ne ñu ngi koy yaatal université bi taxaw gi mu taxa ay weer a ngi ni gis ñu fa maçon ak brique bu fa yokku loolee day tax nañu daal di nekk ci grève gi nga xamante ni moom la ñu nekkee jamono yi lii moo nekkoon tujjotaay xabaar yi toftan lañ ci xabaaru bitim réew ak ñaali mbiyaay xabaaru tàggat yaram Aïssatou Diatta ci saawu ko li moo ne woon ci kàddu gi ngir yeggee leen xabaar yi Albert Gomis ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo nekkoon ci xarale yi tax yéen bokk internet yi ngeen mën a jot ci jëmm jeeg kàddu gi ci Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube La Teranga TV dig leen daje ci yeneen ëttu jotaayu xabaar salaamaaleykum